am na ay yeneen yu jiitu woon indi woon ay mission kon moom lan moo tax mission am spécificité boobu daal di éteindre ci 4e point bi mooy ñu wax ci posture naka la ñu war a taxawee ci mission boobu noonu ba mun ko continuer yaakaar naa loolu mooy dellu ci grand point yi duñu guddal nag parce que temps bi xaw na dem ñu ngi koy may rek kenn ci laayu li ko temps bi may ci mu mën a wàccee temps alors ça dafa bismillah. bismillahi rahmani rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen masawu coono jiital ci nuyu bi suñu responsable yi fekk président daayira yi président yi père yi maire yi sunu nempante yi kade yi Moussa Junior ak képp jullit boo xamee ni teew ko fi jóge ci yeneen daayira ay ima yi chef de quartier yi xam naa mbokk yi dañu jël au dépourvu li nga naan au dépourvu mooy loo waajul woon nu sant la ni la foo jaar nga def ko dinaa ko def nag avec toute modestie lu ci baax ñu xam ne yàlla la lu ci dëng ñu xam ne ci matati doomu aadama ñoo ngi nuyu sunu kilifa Seydi Mouhamadou Moustapha Sy d'abord di wax ci koo xam ne neex naa waxtaane waaye itam jafe naa waxtaane neex na waxtaane ndax bis bi jot yaa ngi dégg ñu koy waxtaane jafe na waxtaanam ndax dimension bi mu toll ku nekk ci ñaxoon suuf mi di ko waxtaane da ngay répété yi daan wax waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku jafe waxtaane yàlla na nu yàlla di dëgg ci leer yàlla na ñu jëriñoo ak leer ni mu ko waxee du mu ci dellu si danañu waxtaan ci li ñu wax ne Sayyidina Muhammad saaxibu risala alxaalida mais buñ koy waxtaane du ñu waxtaan lu dul nu teg ko ci alquran bi nga xamee ni mooy téere bi mu yoroon teg ko ci sunnaam teg ko ci waxu mag ñi baax ñi nga xamee ni lu ñu wax dëgg la loolu mooy suñuy cëslaay ci waxtaan bi boo nee Mohammed le porteur de la mission éternelle ou bien du message éternel dinaa wax Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mohammed nga wax ne mooy borom risala ma wax ci risala nga teg ci risala xaalida muy beneen concept ma wax ci yi nga xamee ni mooy facteur yi nga xamee ni moo def wala spécificité bi mu jagle yi mu am ba tax mission yonent bi nekk mission bu dem ba abadan daiman dabat ma waxtaan tam aussi ci posture ñun julli yi mission bu lan ma war a nekk ci sunu taxawaay moo dégg yonent bi Muhammad xam nga boo nee Muhammad ci baatu arab moom la arab di wax siratu takrar buñ ne Mahmoud yàlla rek la zul arshi mahmudun wa hada Muhammadu Muhammad bu ko arab waxee ci digg arab day wane ni siratu takrar la dañ koy lu ñuy baax la baat bi Muhammad rek dañ ko dëgg bu doon morphologie la ñu jàng ci langue ci linguistique maanaam dañ koy baax da nga ñan ñoo koy baaxu mooy koo xamee ni ñooñ asamaan ñi koy di ko sant rek ñooñ suuf di ko sant rek
loolu ñu tuddee sighatu takrar maanaam c'est une répétition éternelle Muhammad sighatu takrar maanaam ñooñu asamaan dañ koy sant ñooñu suuf di ko sant kooku mooy Muhammad moom la baat bi teg ci langue mooy koo xamee ni des di ko sant rek boo doon ne ban qualification laa koy jox maanaam bu ma ko doon mellal dinaa ci àbb lenn ci jukko yàlla ma jox ko mooy al awwal mooy al axir mooy al zahir mooy al batin dinaa ko leeral mooy al awwal li tax mooy al awwal li tax mooy ruuxam moom la ñu jëkk bind ci mbindeef yépp moo tax mu nekk al awwal maanaam c'est le premier xam nga yàlla yéen a wax ci alxuraan ci suuratul Hadiid huwa al awwal wal aaxir yeneen tamit tam huwa al awwal ndax ruuxam moom la ñu jëkk bind ci ruux yépp moo tax ñu koy qualifié ci al awwal leer na moom mooy tam mooy al aaxir ndax yeneen ci yépp moo ci mucc amul beneen yonent buy ñëw ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax huwa al-aaxir az-zaahir moo feeñ li tax mooy xéewal yi muy dotti ci xeet bi xéewal yi ni mën a gis di ko làmb di ko daj mu jóge ci moom dafa feeñ ba ni njéenéer ci kanamu ñépp moo tax ñu ne az-zaahir moom itam mooy al-baatin li tax ñu tudd ko al-baatin mooy li nëbbu le caché li tax mooy ñi mu nekkaloon ci biir Makka am nañu ko wetti parce que li ñu gisoon nëbbu na leen ci leeram nëbbu na de telle sorte que ñoom gisuñu woon Muhammad li ñu gisu woon mooy yatimul Quraysh moo tax kon baatin la ci ñoom da wax leer dama muy ñeenti qualification al awwal parce que moom la ñu njëkk a bind ci waxam al-aaxir parce que moom mujj ci yonent yi al-zaahir leeram dafa landi ba lépp leer ci ñun bañ mën koo teg loxo al-baatin ñamul nekkaloon ca Madina ca Makka ñu koy weddi parce que gisuñu woon Muhammad kan rasul wala kan nabi mais ñu ngi gisoon Muhammad rek doomu Amina ak doomu Abdallah parce que réer na leen dafa làqu ci moom moo tax ñu ne wal baatin kon yonent baa boobu mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ñëw ci ñaareelu concept bi muy saaxibu risaala muy ar risaala bu dee arab bu dee tubaab yenn saa yi mu firi ko mission yenn saa yi mu firi ko message ñaar yëpp da koy joxe te mën na ne waaye risaala mooy bu doon waraf da koy firi mooy kaddu gi ngay wax muy àgg ci ka mu war a àgg loolu mooy ar risaala dafa am nag risaala boo gis dafa am ay éléments yu koy sous-tendre maanaam yu koy téye bi njëkk mooy il faut ñu am lu ñuy tuddee l'émetteur du message ki nga xamee ni moom mooy joxe message bi kooku lu ñuy tuddee l'émetteur maanaam moo koy joxe message bi en tant que tel la muy joxe loolu la ñuy tuddee ar-risaala c'est le message destinataire bi koy aw bi koy taaw loolu la ñuy tuddee le récepteur bu ma ko doon wax ci wolof mooy ki yénnee ak ka ñuy la mu yónnee ak ka mu ko yónnee muy al-mursil war risaala wal mursal ilayhi ki yénnee la mu yónnee ak ka mu ko yónnee risaala bi nag bii
bu dee alquran bu dee ci l'islam la mooy alquranul karim ak sunnatu rasul dinaa ci ñëw sallallahu alayhi wa sallam. kon yooyu mooy am ci ar-risala. bu dee arab bu koy leeral bi koy taarif day wax ne ar-risala hiya taxmilu jumlatin min al-kalaam ila al-maqsuudi bi-dilala wa huwa haddun saxiix lima anna kulla risala fima bayna al-xalqi hiya al-wisaata bayna al-mursili wal-mursali ilayhi fi iisaali al-axbaari wal-axkaam. dafa ne kàddu gu jub te am maanaa jóge ci ki koy yónnee jëm ci kam koy yónnee bu amee maanaa rek mu ne loolu moo tuddee ar-risaala mais bu amul maanaa mënu tudd message parce que amul njëriñ. di ngeen xool seen portable yi kenn bindee message amul précédent xamoo kan la mu bind moi français parce que moom mooy la ñu mën a jëfandikoo fii mu ni moi maa ngi leen di laaj moi boobu nga recevoir ci sa portable lan lay signifier am na maanaam amul antécédent wu numéro bu wane ni moom la mu jekk-yàgg rek ni moi bind ko sànni la ko yow loo ci dégg amul sens. kon donc duñ ko mën a tuddee message il faut mu am lu mu wundu bu ko wundul rek tuddatul ar-risaala. léegi nag ki koy porté bu dee ci l'islam moom la ñuy tuddee ar-rasul mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ak bu dee muy pluriel mooy benn bi mooy c'est le singulier mais bu dee pluriel bi ñu ngi wax ar-rusul mais foofu dafa am benn problème. waaye bu dee ar-rusul yeneen yonent yi danañ ci dugg yonent bi dugg ci waaye malaaka yi danañ ci dugg. sama tegtal ci loolu mooy yàlla ma wax ci suuratul Faatir alhamdulillahi alladi faatiri samawati wal ard jaa'ilil malaa'ikati rusula. donc nga xam ne rusul day impliqué mën na inclure yonent bi yonent yi mën na inclure malaaka yi. ma gën ko leer jàng nga ci suuratul mursalaat yi muy saar bi topp ci amma yata boo jógee kaw muy wal mursalaat yi urfa te mursalaat yi yàlla muy giñ ci malaaka yi nga xam ne ni dañuy yónnee taw mu yónni leen urfan ba seen cëq yi di nekk ci ginnaaw kon bii mursala la wax waaye malaaka yi la ci tudd. léegi nag risaala yàlla tudd na ko tudd na risaalaat yàlla yëpp tudd na ko tudd na le singulier muy ar-risaala tudd na pluriel bi mooy ar-risaalaat. tubaab nag dafa wuuteeg arab gis nga tubaab la plupart de ces pluriels il ne fait que mettre un S après la terminaison de deux noms, n'est-ce pas? Par exemple boo nee les garçons à la fin tu mets S mais bu dee arab du defee noonu yenn saa yi day soppi morphologie wu baat bi moo tax bu dee ar-risaala jamaa bi da koy tuddewaat ar-risaalaat mooy pluriel bi maanaam mooy jamono bi maanaam mooy mbooloo bi yàlla jëfandikoo na ñaari dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma la wax def ko wa in lam taf'al famaa ballaghta risaalata nee na boo ko deful li ma la sant message bi ma la jox ambition la jox nee na accomplir ko kon foofu risaala la wax mu ñëwaat ne uballighukum risaalaati rabbi maa ngi leen di jotal samay message yu boobu kon wax na risaala wax na risaalaat. léegi nag rasul du benn yeneen bi am na ñoo fi fekkoon mooy benn rusul yi nag bari na ñenn ñi ne 124 000 lañu ñenn ñi ne li gën a wóor daal mooy 25 yi yàlla wax ci alquran yàlla nag dafa dindi question wu lim bi da ko dindi mu ne minhum man qasasna alayka
wa minhum man lam naqsus alayka am na ñu ma la wax am na ñu ma la waxu ñu ne kon ñaar fukk ak juróom yi moom la yàlla tudd ci alquran ñaar fukki juróom yi yonent yooyu wala anbiya yooyu Cheikh Al Hadj Malick yàlla yàlla yokk leer yàlla nu yàlla taas ci barke mu tënk ko ci yii ne bi aadama idrisin wa huudin wa yunusin wa luutin wa nuuhin summa xaawil li xullati wa daawuda yaqubin sulaymana yusufin wa isxaaqa ismaila ilyaasa junnati wa muusa wa haarunin wa ayuba walyasa wa dalkifli yaxya summa isa alwasilati kada zakariyain shuaybin wa saalixin taqina rada daarayni min kulli waxlati wa min ali bayti almustafa jamci shamlina bi ashaabihi kashfa shidaadi alwahibati Cheikh Al Hadj mu ne yonent yaa ngoo Aadama parce que yonent la mooy sunu baay de di sunu ñu meññ ñu Idrissa ngoo Huud Yunus Luut Nuux Ibrahim moom la tuddee xaamilu xullati Daawud Yaqub Suleymaan Yuusuf Isxaaq Ismaayil Ilyaas Muusa Haaruun Ayuba Ilyasa Zalkifla Zakariya Isa Shuayba Saalix daal di mujj nag wa min aali baytil Mustafa muy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ñaar fukk ak juróom yi minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk ñenn ñi ne 124 000 la parce que yonent mën na ñëw yàlla ne ko yoral ci sa roq waaye nag bul génn te teewul mu yonent kon te nabi dafa am rasul am maam Cheikh ma góor ga ca bàmmeel la nee naa wax ne Cheikh El Hadj Malick du taxaw te feewu mënta nekk mu ne yow ne yàlla moo la jox nubuwa te ci nubuwa googu ci la adduna bi di lande mu ne lawla nubuwatu minka wal waxyu alladi salakat bi nahji sabilihi al aqwaamu fa ataa bihi Muusa bi alwaaxin sabat wa gada bi Israa'iila fiihi lizaamu wa rawaa bihi Iisa al-Masiix wa xawlahu zumarun bi awsaati rijaali kiraamu wa hadaa bihi ahla al-bisaati muhabbatun litazuula an gaayaatihi al-awhaamu mu ne wax yu rek moo fi moo tax nit ñi nag jaayoon nubuwa gi mooy li ñuy donante mu ni Moussa indi na ko ànd avec les 10 commandements les 10 commandements Isa ñëw nee na Isa yi ñëw te Isa bi mu ñëwee li ñu tuddee les 12 apôtres doo ko wër mooy xawaariyuun yi nee na nag ci nubuwa boobu ci la yonent bi daal di jubale dégg bi yëpp ba def le amatul waaye def lu la neex am na waaye def le mënatul am léegi nag nga ni ma nag risaala bi contenu bi lan la ma ne paasewul yii diinal alhuda muy njub ak diine dëkk loolu yàllaa ko wax huwa alladi arsala rasulahu bil huda njub la ko yónni wa diinal xaq ak diine dëkk muy message bi nga ni ma gën koo leeral diinay njub ak diinay dëkk Seydi Cheikh waxaat dinay wax ne Seydi Cheikh dafa am ñaari ma baada bu ko waxee rek day teg benn diggante bi passé ak lii ñëw nee na yonent bi njub gi mu indi amatul civilisation bu mën a te mel noonu moo tax mu ne xadaaratu ma baadaha min mazhabin wa kifaayatun fi nafsiha wa qiwaamu nee na lu amee suffisance doy ak sécurité nee na mooy message yonent bi te nee na amul lu mel ni moom ginnaawam
mu ni njub la moo xamee ni wa hidayatun ammat bi ghayri tafassufin nee na ñi fi jaar ñëpp dañ daan def philosophie di indi ay njub. Confucius jaar na fi sunu civilisation yi moderne jaar na fi marxisme daf fi ñëw idéologie yëpp daf fi jaar socialisme jaar fi socialisme mooy presque da ngay wax ne le communisme c'est le summum du capital du socialisme communisme yooyu yëpp dafa mujj mu daanu mu ne waaye nag moom yonent bi njub mu indi dafa matale waaye nekkul loo xamee ni pour philosophie rek wa hidayatun ammat bi ghayri tafassufin mu ni wa amaanatun sécurité la boo xam ne addaaba biha islam loolu mooy message bi mu indi porteur du message bi wax naa ko le contenu du message mooy diine njub ak diine bi dëgg. kon ma wax incha allah li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diineem mën a sax mooy baatu xaalide bi mooy lu béel wolof moo koy wax béel mooy lu éternel loo xamee ni ba àddunay tukki daf fiy des jàngeen ci alquran xaalidina fiha nag mën na nekk béel ca safara wala iyaazu billah wala nekk béel ca aljanna yàlla na ko yàlla defal mais xaalidina moom yàlla mën ko ñaan xaalidina fiha soit muy safara wala xaalidina fiha soit muy aljanna mooy lu béel mooy lu sax loo xamee ne du dakk abadan daiman da bat day sax ba yàlla di wal buftu. léegi nag lu tax mission yonent bi yan jagle la am ba mu def ko mu sax yonent bi dafa démarqué wu mission par rapport ak yeneen mission yi ci ay jagle yu mu am loo tax mu biir am na fukki jagle ak benn moo tax ñoo ko rendre li ñuy tudde éternel fukki jagle ak benn bi njëkk mooy ne dafa yor mission wala message boo xamee ni kaddu koo xamee ni dafa lëmale àdduna mooy li ñuy tudde risaala alamiya dafa lëmale àdduna yónnuwuñ ko ci benn gox yónnuwuñ ko ci benn jamono yónnuwuñ ko ci benn xeet waaye ci gox yëpp ci jamono yëpp ci xeet yëpp lañ ko yónni loolu bokk na ci tax mission di fi nekk ba abadan abidi nga ni ma waaw ñu jëkk ñi nag ma ne la ñu jëkk ñi ku nekk dañ naan la yamal ci saw xeet bu ma ko gënoon wax xam nga inna arsalna nuuhan ila qawmihi yàlla dafa ne Nuux yamal naa la ci saw xeet wa ila samuuda aqaamu Saalih ni ko Samuud mu ne Saalih laa la yebal wa laqad arsalna Muusaa bi ayaatina ila firawna wa mala'ihi firawna laa ko yebal ak lu ñuy tuddee kastu firawna mbooloom firawna laa ko yebal mais yebaluma ko ci ñeneen. Iisa ibnu Maryam muy Jésus moom itam ne ko ci banu Israël rek laa la yebal kon ñii dañu amoon une mission limitée. parce que seen xeet lañ leen yabal yonent bi nag yàlla dafa ne ko yow dama laa yabal ci ñëpp waxal qul yaa ayyuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia ñëpp laa la yabal nit ak jinne ku weex ak ku ñuul ku jaune kon adduna yëpp laa la yabal moo tax kon loolu bokk na le ci tax jagle bi tax mission bi nekk lu béy